comme dëkk bi tam ci liberté la tegu mënoo imposer kenn ne ko lii ak lii te comme léegi àddina bi tam dafa ubbeeku ci mondialisation lañ nekk loi yi tamit évoluer di gën di dem ci lu ñu tuddee ay liberté droit gis nga droits humains nangam ak nangam moo tax sax affaire nouveau droit boobu ñu ci doon coow parce que gis nga chaque fois nouveau day ubbi rek di dem donc loolu yëpp day mujj nekk lu yaatu loo xam ni marché bu tas lay mujj doon te comme Sénégal tamit nee nañ ci démocratie lañ nekk république nangam nangam. maintenant célébrité yooyu ñoom tamit ñu ci bëri dama yaakaar ni àddina moo leen nax maanaam xam nga bëgg ubbeeku ci àddina notoriété am tur ak xaalis ndomba tànk ak siiw loolu kenn mënu ci dara koo xam ni yaroo sa bopp ci diine ubbi sa bopp seytaane xirtal la ne la mën nga def lii ba am te bul seexlu ni ngay amee da ngay daanu ci lu mel noonu te comme da nga célèbre boo ci daanoo daf lay jaral lu ne ba pare nii lay topp te comme ñoom tamit ñu ngi lay topp te topp la rek ci bànneexu bakkan day indi lu mel noonu mais bu njëkk ba amoon nañ fi ay nit yu célèbre dégg nga surtout yenn waykat yi yenn nangam mais ñoom jegewoon nañ diine wala amoon nañ kilifa ba nga xam ni am na yoo xam ni doonuñ ko woon sañ a def wala suñ ko defoon tamit buñ leen di rappeler alors ñu bàyyi mais léegi yooyu yëpp dafa wàññeeku dégg nga xaalis bi daal laa gis ne ak wut tur te léegi ñi yore xaalis bi ci àddina bi ñi ci ëpp nga xam ni tam ñoo mën a maye tur ubbil la li ñuy wax ay réseau ubbil la ngay tukki dem di ñëw ñu bëri ci ñoom dañoo nekk ñoo xam ni mbiru caay-caay lañ jiital kon ku bëgg ñu defal lay affaire da ngay ñeme def ay caay-caay yi nga xam ni agenda yi nga xam ni ñoom moom lañ bëgg kon loolu la su ko defee loolu moo tax par exemple man bi may wax ci affaire Wally Seck je l'ai fait exprès lu tax ma ne xanaa sëriñam yëgul li mu nekkee j'ai fait exprès am na ñoo xam ne n'ont pas compris Imam Kanté day dingal sëriñ si mais dama ko bëggoon tiiñal ne ko comme da ngay wax ne am nga sëriñ mais est-ce que lii sa sëriñ xam na ni lii ngay délivrer àndul ak moral islam moo tax même association Baye Fall yi nii dañu dal ci kawam daal ne lii du affaire Baye Fall bu fekkee Baye Fall lay woote donc effectivement kon il faut que ñu xam ku nekk li ngay woote lan la est-ce que valeurs yooyu ànd na ak ñun suñuy valeur léegi nag li indi loolu yëpp tamit mooy problème crise éducation dafa am Sénégal crise familiale am tey jii am na famille yu bëri yoo xam ni kilifa amatu fa xale yi dañ leen bàyyi ak seen bopp WhatsApp yeeg réseaux sociaux yi soo contrôlé wul xale yi lu nekk la ñuy dugg ak tamit bon ndóol tamit dina ci jouer un certain rôle parce que ku bëgg a tekki ce qui est normal te mënuloo tekki koo xam ni jaral na la nga dem dugg gaal barsax ou barsa xam nga ku mel noonu su amee benn groupe bu ñëw ne la kaay ma jox la 500 000 chaque mois waaye pour nga dugg ci suñu groupe di ñu jàppale pour nga nekk franc-maçon wala borom ñaari tur wala Illuminati yaakaar naa au lieu que ngay xaru ji di jël gaal boo moytu loolu mooy gën a yomb ci yow jigéen ñi féministes yi gis nga courant bi nañ leen di dimbalee dañ leen di financer bu baax autonomisation de la femme yooyu yëpp dañ fa bëgg dugal boobu programme avortement médicalisé yooyu yëpp fu ñuy jaar la gis nga parentalité gis nga jigéen ñu ngi kaas ne way góor warul yilif kër gi yooyu yëpp kon mooy levier yi ñuy jaar pour fragiliser dégg nga l'autorité du père de famille néewal influence bi góor mën a am ci kër gi bàyyi jigéen te en général jigéen ñi vraiment lu jëm ci ay xumb lu gën a yomb ak yu mel noonu léeg-léeg ñoom yooyu la ñuy gën a bëgg su ko defee ñu jaar foofu ci côté jigéen ñi jaar ci école bi gis nga léegi de plus en plus même UNESCO ñu ngi préparer programme yoo xam ni bu duggee ci école yi dañuy wax bépp état boo xam ne UNESCO nga bokk boo bëggee ñu financer la da ngay d'accord di jàngale maintenant sexualité à tel âge ñun contre ñu jàngale sexualité mais noo koy jàngale ak ban âge ak ban message bu fekkee da ngay jàngale ci l'islam sexualité da ngay jàngale mooy lan jàngale les organes et cetera dara nekku ci mais moralement da ngay jàngale ni njaaloo daganul ci l'islam kon da ngeen di dem ba mat am takk jabar ngeen takk jabar jigéen bi am jëkkër et cetera mais doon jàngal ne wëy da ngeen nekk ay concubinage dara nekku ci l'essentiel da ngeen bëggante et cetera donc combat bu rëy la c'est un combat de valeur boo xam ni état bi tamit foofu la ñuy jaaree mooy fexe ba dugal ay loi yoo xam ni dafay daganal loolu gis ngeen au moment bi mu waxee Macky su ngeen bëggee évoluer da ngeen di quand même évoluer dans le sens de te ñoom lu ñu bëgg a def rek moom mooy évolution mooy lu baax c'est-à-dire sinon da ngeen di tardé waaw jullit moom tardé mi ngi koy seet ci jaamu yàlla wala ci toppandoo ñeneen kon vrai combat la sëriñ si am na ñu bëri ñoo xam ni tey jii ci su may wax sëriñ si surtout mooy ñi may dundal yenn petit-fils yi parce que xalif yi du ma leen tudd parce que seen kër lañ nekk di toppatoo seen l'islam mais ñi leen wër staff bi message yi ñu leen war a eggaleel bul xam yenn petit-fils yi moom daanaka quelque part tanewuñ kenn léegi ñu bëri si ñoom tukki lañ bëgg comme ñëpp sol yëre yu rafet noos
kuy waxtaan ak ñoom wala boo leen gisee télé ak yooyu sax di nga gis ne sax daanaka l'islam presque dañ koy cof. bon yenn saa sax ñu dugg ci ay scandale yoo xam ne day décourager le musulman ordinaire yi nga xam ne bëgg koo def di ko gis ci ñoom ci ñenn ci ñoom am na ci ay jàmbaar tamit yoo xam ni l'islam jaral na leen lu ne kon du ma jaxase lépp donc loolu yëpp day expliquer tey jii lu tax li ma tuddee lu tax ñu vulnérable lu tax tey ñu nooy ba gars yi mën a làmb fenn fu nooy ñu avancé kon loolu nag ñun ñëpp ci am responsabilité pas imam yi war nañ wax mais xoolal même léegi même imam wax sax nga gis yeneen imam wala yeneen oustaz wala opinion publique musulmane bi sax ñenn si ñoom dafa bëri wax nañ bàyyi nit ñi ak seen liberté jarul coow nagam naan xoolal même affaire Saint-Jean d'Arc am na ñu bëri lu nekk lañ ma ci wax. woy imaamu fitna la dafa bëgg coow na bàyyi nasaraan yi seen jàmm ñoom sax ñoo ñu gën a yaru déggal loolu nangam ak naan bon Hajj Malik yarul ay jullit yu yaru Sëñ Tuubaa yarul ay jullit yu yaru déggal xoolal complexe boobu extra kii wax loolu na wax boppam rek fekkee moom jullit bu réew la na wax boppam mais bu mu ñu yàpp donc yooyu kon c'est une crise sociétale bu yaatu boo xam ni côté bu ci nekk war nañ ko taxawee man fu nekk maa ngi liggéey ak benn groupe boo xam ni ñu ngi jóg ci loolu xool ko secteur par secteur problème bi lan la dëgg-dëgg ak est-ce qu'on peut apporter comme réponse